asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu ak ci weeru tëdd yu ñu génn yéen ñi nga xamante ne bi yéen a safoo seen chaîne di koy Desk Info TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey nag dañu ñëwoon seen deuxième émission bu ñuy wax texte et tempo spirituel mu doon émission boo xam ne comme ni ngeen ko xamee day dalal ay ndaanaan di dalal ay borom xam-xam di dalal ay gëstukat moo tax it tey dañu amoon gan gu am solo ngir xam-xamam waaye itam surtout am solo ngir bërëb ba mu jóge mu di Touba te ku xam Touba xam ne sunu kilifa yëpp fa lañ ne ku xam Touba xam ne daara xam-xam fa la fekkee baax. dañu bëgg invité imam Yaly di mbokk moo xamante ne bii xëy na présenté ko yombul ndax historien la yombul ndax poète la yombul ndax enseignant la ak yeneen i casquette ak yeneen imam ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm bëggoon rek nga nuyoo ak ñi nga xamante ne bi ñoo safoo di seetaan Desk Info TV boo nuyoo boo pare incha allah ñu dugg si waxtaan wi bismillah. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillah rahmaani rahim ñu ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan partout dans le monde soxna Ndeye Top Guèye di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy déglu wala ñooy seetaan Desk Info fu waay mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara daal. kon imam ñoo ngi lay jaajëfal xëy na rek si wàllu waxtaan bi bëggoon nañu tàmbalee comme sànq bi ñu lay présenté wax nañ ne historien nga wax nañ ne tam da ngay bind wax nañ ne tam da ngay jàngale ñu bëggoon a xam casquette yu bari yooyu ban daal moom moo la si gën a neex wala xëccoo bi la yooyu di xëccoo daal ban lan nga ñu si wax. waaw xam naa du yomb waaye mën nañu wax ne imam historien la. rawatina taarixu réew mi muy Sénégal bindkat la également puisque dañuy bind ci wàllu wolof en même temps ngay jàngale en même temps journaliste la bon yëpp nag ñu ngi koy def ànd ceeg zawq maanaam ñu ngi koy def ànd ceeg mbégte mais bu ci nekk ñu ngi koy jéem a jox àqam xëy na du yomb waaye bu ci nekk rek ñu ngi koy jéem a jox àqam daal suñu kéemtalaay kàttan. waaw comme ni ma ko waxee waaw dañu bëggoon a laaj rek xam nga wax nga ne bindkat nga te ku bind tam mën nañ la sañ a laaj lan nga bind li nga bind itam lan moo la inspiré ba nga bind ko. waaw li ñu bind. bon bari na mën nañ ko waxee noonu parce que depuis 2004 ba léegi ñu ngi bind su ma la waxee ne tey léegi ñu àgg ci 100 xasida xëy na mën nañ ko bañ a gëm mais ñu ngi bind depuis 2004 te ñu ngi bind ay sujets yu wuute maanaam ay thèmes yu wuute parce que dañuy bind ci àddina ci jamono ci jikko ci yar ci nit ki nan lay dëkkee bind ci Sénégal ci suñu sëriñ fi ci état surtout ak ci crise des valeurs ci la ñuy gën a wax sax muy azmatul axlaq bi yi nga xam ne nag moom moo ñuy poussé ba ñuy bind mooy bu ci nekk rek ak parce que bind avant tout don la maanaam mawhiba la mbir mu nekk nag am na lu la ci poussé ba nga bind ci parce que tey mën na ma gis soxna Ndeye Top Guèye mu def benn action boobu poussé ma bind ci mën naa gis ku mel ni Mamar Sini mu def benn action mën na ma dox ci mbedd mi gis way daal bind daal nit ki ak action bu nekk lam koy poussé pour mu bind ci nga xam ne ni léeg-léeg da ngay toll ci moment boo xamante ni li lay poussé ba nga bind daf lay yóbbu ci xaal maanaam ci nga booy bind da ngay noppi naan li nan laa ko bindee
nan laa ko bindee loolu dal nañ ci ay way yu bari way nañ ci parce que bi ñuy débuté ñu ngi njëkk a way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee ko matxu nabi yi alors biñ ci jógee def nañ ci parce que li ëpp ci suñu way day wax ci jikko ak jamono ak yàqu-yàqu jikko yi li ëpp ci ñu way ci loolu lay wax def nañ ci yu bari mais depuis daaw jéeg dañu am benn concept way boo xam ne mi ngi tudd lu tax pourquoi nga xam ne ay question lu yu bari yuñ ci maanaam yuñ ci boole loolu nag li ko tax a jóg moom mooy réew mi lu tax nangam xam naa buñ ne ba ci kanam du ñàkk daañ ci ñëwaat insha allahu taala ñu ngi lay jaajëfal dégg naa sa biir wax si wàllu taalif yi ngay taalif am na kii bu bees boo indi maanaam collaboration boo xam ne da nga koy def ak xale yi si wàllu éducation bëggoon nañ tam domaine boobu nga expliquer ñu lii la waral lool daal li ngay jëm si xale yi ak jàppale boo leen di jàppale ak itam message bu ngeen di jàllale bëgg naa nga gën si yaata. waaw loolu mën naa wax ne benn initiative la bu ñu jëloon boo xam ne au lieu que imam Yaali moom mooy ñëw di way moom mooy bind way bi mais xale yi ñoo koy mokkal di ko prester parce que souvent xale moo gën a yomba wax ak moromi xaleem te itam nit ñi dañuy am chaque fois amour pour di déglu xale bi parce que daf leen genre kimtaan et que message bi muy lancé dañ koy bàyyi xel alors bi mën naa ne depuis 2014 lañ commencé bind ay taalif yoo xam ne day mel ni genre scénario bi njëkk a def ñu ngi ko tuddee Joor ak Jabel maanaam mi ngi tudd fil mahkama maanaam devant le juge alors léegi jabar ji moo yóbbu jëkkër ji kanamu yoon nga xam ne lépp dañ koy way parce que bi mu ñëwee mi ngi naan ko monsieur le juge maa ngi waat ne tey lu ma wax dëgg la te waa ji toog mi ngi lox damay jabar tey ji nekk moom ci benn kër bon après mu wax kee wax juge bi mais lépp dañ koy taalif biñ ci jógee ñu def ak ki la faute maanaam man huwal muxti boobu góor ak jigéen ñoom ñoo ko fekk biñ ci noppee ñu ñëw wax ñaxtu liggéeykat yi boobu it taalif la yooyu yëpp xale yi ñoom ñoo koy joué ba yiñ ci mujj def muy góor ñaari jabar ak goroy tey yi ndey penda bi nga sëy ba léegi yow dang ma fatt toog ci sa contour bi billaay doom yaa ma la jël en tout cas la neex wax waaye man dañ ma bëgg ba seex de xolam ba billaay meer maa fa dëkk doo fóot doo paase te doo laal bant bale sa ceeb daawoola moo ndaw si yaa ma la jël meer ku jël li nga wax yow akay dëgg man duma fay kër seex daa neex yaay te fii mooy ngën gi dëkk nangu nga sama doom ji xamal ne doom maay sa goro bis bi seen ngay toog gi ginaar te dooma ñamal bay seex mi ma fat fii taral ma moo ma ñulu moo ma gis takk indi kon nag meer bul ma sikk omelette day xeeñ yow guddeeg bëccëg fii ma dëkk pank tenk fi sàll ci biir kër gi dooma yakkal say si naa di la fóotal di passé ak di yakkal say goro say njëkkee xanaa kon aw ma sikk rek la laay def man lijjanti say dossier nel dégg nam way yow bu dul lii danga ma abal yaa ngi nii xii foo metta doo mar baa nga tilim togg rek laay def man tamay jéeg fii ma dëkk bi nga sëy fee ba léegi yow da nga ma fatt toog ci sa comptoir bi billaay doom yaa ma lëjal maanaam goro bu mag bi ma wax loolu goro bu ndaw bi ne ko en tout cas lu la neex wax waaye man dañ ma bëgg Baye Cheikh dafa lam bi billaay meer maa ci dëkk moom nekk benn xuloo woo xam ne jëkk jël ciy yem waaye yaay lii lan la seen wax ji waaye yaay lii lan la fee laa tullu dégg seen wax ji alors ba bi nga xam ne def nañ ko ren ñu ànd ci école Serigne Saliou Mbacke bi nekk Touba Sam te ma jiite ko ak ña fa nekk muy soxna Hafsa Dieng soxna Fatou Yàlla ak soxna Mame Moussa ak Moussa Sow vraiment ñu def liggéey bu am solo di tàggat xale yi foofu ci Sam pencub Sëñ Baara Khuraja bi ñuy def loolu vraiment mu nekk loolu ñu gis ne it xale yi dañ leen a war a waajal ñu leen a war a waajal surtout ci ay fànn yu bari ci ay domaines yu bari rawatina it ñu xam seen culture xam seen cosaan yi dëkk parce que le fait que ñuy jàngi dégg nga maam culture jàmbur nañ jàng suñ kii ba noppi alors loolu moom ñu gën a poussé daal pour bu souvent dañuy bind dañ ci sorale xale yi di jox xale yi ba biñ mujj def ñu ngi ko tuddee góor ñeenti jabar góor ñeenti jabar vraiment mu am solo lool lépp nekk loo xam ne vraiment dañ ci sentir xale yi ñoo koy mokkal di ko def ñu koy joué nag mu am solo lool di ko joué mu am solo lool
waaw defe naa moom introduire na waxtaan bi li mu taalif bari na man nag dama bëggoon ñu dugg ci biir taalif yi moom moo xam daal ñaata la ñu ci génnal comme ça mbir mi gën a mën a yaatu daal parce que li mu tëj dafa am solo parce que su fekkee da nga nekk sénégalais nekk africain defe naa say valeur nga koy bàyyi xel nekk jullit boole ci defe naa di delloowaat say valeur dafay am solo surtout xale yi defe naa ne jàppale bi ñu leen di jàppale ci seen wàllu culture déjà même wolof bi parce que xam nga gaa ñu ci bari rappeurs yi yooyu dinañu way mais yu ci bari beneen làkk la ñuy faral di way mais lii nii taalif ci wolof di génne valeurs yi génne vraiment jikko yu baax yi defe naa ne loolu dafa doon lu am solo daal moo tax bëggoon naa ci wàllu exemple daal ñu seet nga jox ñu comme thème yi nga développé dafa bari bëggoon nañ ci thème yi ñu seet doonte ñett wala ñeenti thème nga développé pour que nit ñi gën a mën a déglu wala dégg message bi ngay joxe. waaw xam na ginnaaw maa ngi koy wax Momar sànq lu ñu way bari na ba noppi xëy na dinañ ko àppalaat beneen jataay mais yàlla ngi dogal ci way wax naa la ko léegi ci sama biir wax ma ne ci way yi ñuy way dañ ci way sunu kilifa yi fi nga xam ne fi laa bokk Serigne Touba dañ way nañ ko ay way yu bare bare ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall way nañ ko ak njabootam yëpp ba ci sax am na way bu mu tuddee suñuy maam maa ngi ci way maami réew mi maam Seydi Hadji Malick Serigne Touba Baye Niass ñëpp ba am na way yoo xam ne sax dama ko way uniquement pour maam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum parce que moom it dañ ko way ngir yëg-yëg ak bëgg ci moom ak taxawaayam bu am solo ci àddina bi du ma wax Sénégal parce que Sénégal yàlla da koo dénk ay mag yoo xam ne wax dëgg yàlla ñun ñàkkuñu dara waruñoo jëggi dara tamit parce que am nañu ay mag ñu baax maam Cheikh bi ma koy way dama julli timis ba noppi rek mu dikkal ma way ko diggante timis ak gée maa ngi koy wax ma ne bi ma koy way dama tànn benn baxru bu ñuy wax kaamil ngir ak matam xaafiyaat yi ma def ko laamiya ngir li mu làmbool parce que bi may tàmbali way maa ngi ne tey ma sóobu géeju xaliil mbaal nappu kaamilu getti xaafiyaatu ba saddi wayu ñu semmalu xam nga maam xaliil moom moo créé xam-xam bi ñuy wayee léegi ci biir xam-xam boobu dafa am baxaru bu ñuy wax kaamil moom mooy peese woo mutafaailun waykat yi xam nañ ko moo tax ma ne tey ma sóobu géeju xaliil mbaal nappu kaamilu getti xaafiyaatu ba saddi wayu ñu semmalu tey ma xuus getti fi duusi way fi mbër mu rëy Cheikh Tidiane Sy ibnu Babacar Abul Aqilu maanaam Abul Aqilu boobu maa ngi ci jublu sëñ Moustapha Sy ma ne sama dënn fees xol bi rembat ak naqaroo ko tiis maama xëy ñi bi tax na réew mi tey ñépp a koy gelu dafa kaamilu ka ñu jël dëxëñ ndam bi xam-xam ak géej ay xikam bënni maarifaam dafa jommalu ma ne ko nag malikul muzaffaru irbil jàll wéy iraq parce que dañuy wax ne malikul muzaffar mooy ki njëkk a gàmmu ci àddina bi waaw moo tax na ma ne ko malikul muzaffaru irbil jàll wéy iraq la mu sos ba dem nga fi yeesalaat di ko tàntalu daan nag ana góor ga daan waxe xam-xam ak mbooti xikkamam di ñu leeral alxuraan ak di ko ràttilu ana waaja daan ndam bi xam-xam ak yulil askanam ana góor ga daan sonne ngir ñu ñoŋ duñu këmmalu ana mbër ma daan làmbi xam-xam ak dotti way yu neex fecc naan arru di ca jax lu rëy lu ñu semmalu ma ne nag Sénégal a ñàkk ka daan durus kurus ak di ñaan jàmmi réew mi sax teg ci daan fa lang ba du wengalu Sénégal a ñàkk fi waaju rëy ñépp ser di jooy
dem gi tax na nit ñi di yuuxaloo gaal gi pantalu ma ne ko yaa ngi nii ci xel yaa ngi nii ci xol teg ci yaa ngi ñu yiir bu ñu fàtte rekk bisug texe bu ñu rungulu nañu féex fa yow nga nuñu tiñul ba ñu far ne faax bu ñu tiit di raf bu ñu tiit di raf nañu dal teyit bu ñu jengalu ma ne ko nag maam demoo ba tey sunu xuri xol nga ne faax mu fees Cheikh Tidiane ci xol dafa neex a neex leer na ku xelu nañu sant nag Cheikh yi Moustapha mi ngi nii fi ñun doom moo di bàyyi la fa Cheikh a ngi ne du wonnilu sant yàlla ak di la ñaanal maam leer gi wéy di law julli sëlmal ci ibni abdillah wa akmalu loolu lu ma def ci maam Cheikh Ahmad Tidiane ak yeneen yoo xam ne def nañu ko ba ci sëñ Moustapha fi ñu bokk nag mu yoonu murit moom lañ ci def moom lakk jeexalu ko waaw ndax kuy xalaat ni ci jaayu te ñun amuñ ko dul sëñ Bamba amuñ ko dul Cheikh Fall nga xam sëñ Saliou moom chaque année dama koy defal way chaque année nag ma defal ko way macha allah. defe naa ne sëñ bi fi mu tàmbalee noonu am na solo de waaye itam sànq dafa mel ni dama la dégg métti nga way sëñ Saliou te itam xam naa ne daal suñu sañoon daal nga kiwal ñu si tuuti. sëñ Saliou ak itam li nga wax sëñ Moustapha nga ñamal ñu si tuuti rek ñu door a xool nag thème actualité yi waaw comme li ma la wax sëñ Saliou ma ne la. at mu jot dañ koy defal xasida loolu dañ ko jaayante ak moom ndax xëy na ñi mujj judd ñëpp moom lañ gën a xam ci njabootu sëñ Bamba bi ma koy mujj a way mooy way bi ma ko defal ren yàlla nga dogal ne am na ay infirmants sax yu mu àndal macha allah maa xale yi ñu ànd ci muy école Serigne Saliou bi nga xam ne def nañu suñu fête de fin d'année ren mu am solo lool beneen woy bi ma ko doon defaloon maa ngi ci wax naan ko maam Moussa di woy daam Serigne Mbay borom saam Samba Jaara sunu maam ñoo fi woon di woy daam nga xam nga ne ñoo doon woy Serigne Touba muy Serigne Moussa Ka Serigne Mbay Jaxate Cheikh Samba Jaara Mbay moo tax ma ne kon maam Moussa di woy daam Serigne Mbay borom saam Samba Jaara sunu maam ñoo fi woon di woy daam Kaabu ak Abdoulaye muy Kaab ñu daan woy yéen bi saa sallam mu ne Kaabu ak Abdoulaye daawuñu war yori jaay ñoo doon bàkk ab laay ki tax ñëpp naa laay lii tax ma jóg waay def ab yaa ci saa waay Kaab bu mbay ñëwal waay Kaab bu mbay sama wóllëre la bëgg Sëñ Saaliw lool maa ngi woy sunu waay man de moo di saa waay moo rafet taxawaay Sëriñ Saaliw waay ci dun bii la xëy saay aljuma la xëy waaj duniyaa sertanan aaj mi gontal ka faa daaj dem gi ñëpp la gaañ Sëriñ Saaliw woo baax Mbàkke yaa fi jëf baax yaa tax xarnu bii baax waaw ne leen ko yaa baax moo ñu mat ndey ak baay te gën lool fi ni jaay yumpaañ ak mag yi yaay waaw bàjjan mag yi baay ay gi Mbàkke daa neex ñu foogoon ne du jeex ila axir bëgguma